votre émission L'éducation et ses aspects. Pour ce troisième numéro, nous vous proposons un public reportage sur les talibés. Un talibé, c'est un disciple ou un élève qui apprend le Coran. Ces garçons sont entre 3 et 14 ans. Leur famille les envoie chez les marabouts afin de suivre une éducation coranique accompagnée d'une initiation pratique à la vie communautaire et de l'acquisition du sens de l'humanité. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi daje ak yéen ñun suñu tur Mouhamed Moustapha Kairé la ñu ngi daje yéen fii ci Daara Taha Rasoul zone de captage. Daara ji Taha Rasoul lañ ko tuddee imam Ahmed Kairé moo ko fondé tuddee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. alxuraan lañ fiy jàng di fi yar ay doomu jullit di leen xamal diine ak yi aju ci wàllu diine yëpp. daara ji nag nii la tëddee mooy alxuraan lañ fiy jàng ak xam-xam yi aju ci kaw alxuraan. ko defee comme ni ngeen ñu seet si tey di ñu laaj lan mooy importance su daara n'est-ce pas. daara importance bi mu am yàlla bi mu bindee nit defar àdduna bi. yàlla dafa bëgg ñu organiser ni ñuy dundee organisation boobu nag peut-être am na yeneen langue yu judd wala yeneen xam-xam yu judd di ko jàngale mais bi ci pur mooy alxuraan ndax yàlla bi mu mooñee nit daf ni ko maa la gën a xam sa bopp dinaa la utal benn dustuur ñu koy wax ngeen koy wax yéen constitution looy atteewoo ba sa dund mën a ñoŋ loolu mooy alxuraan kon farata la ci képp ku juddu nga jàng alxuraan waxuma jullit kese même ku dul jullit da nga war a jàng alxuraan ndax liy résoudre say problème àdduna ak àllaaxira mu ngi ci alxuraan kon alxuraan am na importance bu mag a mag a mag dund nit pour mu jaar yoon alxuraan rek moo ko mën a régler boo demee ci biir alxuraan da nga fay fekk ay façon xam-xam yoo xam ne dañ la naan lii mooy axkaamu nangam lii mooy axkaamu nangam lii mooy axkaamu nangam lenn lu nekk ak li muy régler ci pénc mi li nga war a jaamu sa diggante ak sa borom alxuraan indi na ko ni nga war a ànd ak sa diggante ak sa moromu nit alxuraan indi na ko ni nga war a defaree sa pénc mooy lu dellu ci wàllu iqtisaad économie alxuraan indi na ko lu dellu ci wàllu yar tarbiya bi sifa am alxuraan indi na ko kon importance alxuraan bu ñu koy wax dañuy wax ni mooy xam-xam bi ëpp doole ci xam-xam yi te mooy ummul ulum yi mooy ndayu xam-xam yépp léegi yi may gis ñu koy découvrir di ko wax ma koy gis ci net bi da ngay gis ni yàlla waxoon na ko ci alxuraan démb kon bépp xam-xam bu am importance rek ci alxuraan nga tibb importance boobu nga am kon importance alxuraan loolu xam naa dañuy di tuddal yenn rek parce que mënuñu lim yëpp bokk na ci objectif yi mu am doomu jullit yi ñu yar leen ci yaru l'islam ndax daara bu njëkk daan nga gis ku dem daara ba ñëw te du wàcc sax alxuraan mais bu ñëwee dina indaale ay jikko yoo xam ne ci daara ja la ko jëlee formation bu complet ci daara la daan am démb nga mën liggéey mën jàng xam sa diine am yar respecté say waajur daara rek moo daan boole yooyu yëpp objectif boobu nag bokk na ci objectif yi daara am bu ko atteindre rek atteindre na objectif am bokk na ci ay objectif am itam alxuraan ji nga xam ne yàlla daf ko programme teg am ñu ñëw ni ko sa alxuraan ji dinañ ko rax dinañ ko jaxase dinañ fexe ba dugal ci lu ci bokkul mu ni leen inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun man yàlla maa defar alxuraan maa ko bind comme ni ma leen binde wàcce ko te maa koy wat léegi yàlla may nit ñi wax ko ci alxuraan ni wa laqad yassarna alxuraana li dhikri fa hal min muddakir oyofal ko ba mu nekk téere boo xam ne lim bi ci ay page kenn mënu la ko wax lim bi ci ay phrase kenn mënu la ko wax mu may benn doomu aadama mu mun ko mokkal def ko ci xelam toog ci benn place di ko wax aayatan baada aaya kenn mënu ci dolli loo xam ne xale bu ndaw moo lay corriger boo ci dollee dara xale bu ndaw moo lay corriger léegi nag alxuraan boobu nga xam ne moom la yàlla bind ni nañu ko aar daara dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy aarale suñu borom yàlla du wàcc ay nitam ñoo ko koy aar alxuraan boobu nga xam ne moo war a yor dund nit ñi daara dafa ñëw pour mun ko jàngal nit ki ci ay at yu néew fexe mu dégg importance bi ci nekk alxuraan boobu bokk na ci ay objectifu daara mu ni nañu fexe ba réorganiser waat ni ñu koy jàngee bu njëkk mag ñi dañu amoon tële ci yenn prononciation yi
daara tey dafa am objectif fexe ba ni ñu koy jàngee Madinatul Munawwara di ko jàngee feneen daara di ko jàngee fii ci Sénégal kon daara objectif am bokk na ci ñu fexe ba organiser waat yi nga xam ne moom la diine ji moom ndono yi nga xam ne moom la jullit ñi am ñu xàmmee ko léegi ci biir penc mi da ngay gis ni jullit ñi xàmmeetuñu seen ndono ngay gis kuy def jikko yoo xam ne bu njëkk xamoo ko woon ci sa penc tey mu ngi ko jëlee ci xarba ci français yi wala feneen sol lu ko neex mel lu ko neex di génn fu ko neex taxawaalu lu ko neex heure bu ko neex bu njëkk mag ñi dañ na naan timis na nga tuddi timis pour génnaat sa kër lee mënuñ ba pare yooyu yëpp ay façon yar la ndax nit bu génnee guddi lëndëm ne kenn xàmmeetu ko bu fekkul mu am yenn responsabilité mën na dugg ci lu mu war a dugg daara nag valeur yooyu la bëgg a delloo si waat fexe nit ki xam cosaanam xam dëgg li tax yàlla bind ko lan la ndax noonu la yàlla bind nit su amee moyen yëpp rek day commencé di génn yoon bi ñu ko tegoon su manqué moyens yi day dellu si waat pour seet si ko ci cosaan bi ci source bi loolu moo tax toujours ñu koy xañ yenn yi di ko jox yenn yi daara bokk na ci ay objectif am mu recadré at nit ñi delloo leen ci li nga xam ne moom la ñu moom waaye bañ leen boyal ci mbedd dinañ ci mën tontu mooy ndax daara yi c'est forcément taalibe yi dañu war di génn di yelwaani wala déet c'est pas forcément parce que arab daf ni insaan ibnu bi ati gis nga milieu bi daara ji nekk dafay joué bu fekkee daara bi dafa nekk ca àll ba place boo xam ne sëriñ daara ba fa nekk ay ndongam amul lu dul bay li mu bayoon bu jeexee il faut mu dem ci nit ñi laaj lu mu continuer année bi bu fekkente ni daara ji dafa nekk foo xam ne malgré du village sorewul mais foofu mu nekk ñi ko fa tane barewul pour di ko fekk si di ko dimbali te mu yor ay xale di leen dundal état waroon ci contribuer parce que moom la fa nekkal bu yooyu yëpp dajewul il faut mu libérer xale yi ñu dem fekk nit ñi ci seen kër yi laaj leen lu ñu leen dimbalee ñu jox leen ko ñu dellu si mais bu fekkee daara ji dafa nekk ci place boo xam ne place bi mu nekk kat nit ñi bàyyi nañu xel daara xam nañ importance bi xam nañu ni itam ñii mbir lañu fi nekkal ndax ku la yoral sa ñetti xale yow la fi nekkal te bépp xale boo xam ne ci réew mi la juddoo ay responsabilité ci wàllu éducation état am na ci part de responsabilité mairie bi am na ci part de responsabilité leneen ak yeneen am na ci part de responsabilité part yooyu nag bu fekkee seeni borom jëluñu ko sëriñ daara bi moo koy mujjee di engagé du mën lu dul def li mu mën li ci des mu bàyyi xale yi ñu dem lijjanti kantaa nag bu fekkee daara bi dafa nekk foo xam ne teg nañ ko ci ay bonnes conditions fexe nañ ba sëriñ daara bi li ko war a wër yëpp ci ay moyens wër na ko c'est pas forcément nag ñuy yalwaanati parce que élève bi ci école bi ak élève bi ci daara ji ñoom ñëpp ay doomu aadama lañ ay nit lañ dañu am àq ci réew mi dañu am àq pour ñu leen di saytu seen wér-gu-yaram seen set seen propriété fi nga xam ni fa la ñuy tëdd set gi mu war a am yooyu yëpp dañ leen ko war a saytu bu fekkee ni saytu luñ leen ko rek te moyen ñu nga fa ñeleen yor ñoo leen sàggane mais dama naan sax ci li ma gëm di ko wax mooy ki nekk ci daara ji moo gën a yelloo sax ñu jox ko àq yi mu amee ndax moom waxu yàlla lay jàng xam-xam la ci benn côté mooy régler problème yi ci beneen côté yàlla moo nu sant ñu koy def kon jaamu yàlla la ci beneen côté mu ëpp doole yeneen langue yëpp mu ëpp doole yeneen xam-xam yëpp kooku nag ki ci nekk te boo ko soxlaa ci pénc mi mu ñëw da nga ko war a teg ci ay bonnes conditions kon c'est pas forcément bu dee contexte bii la xale di yalwaan ne ndax daara laa nekk li xale bi ci école bi di am daf ko war a am toujours waaye nag loolu mu ngi dellu ci organisation ba nga xam ne moom la ñu fondé daara bi ndax internat la ndax parents yi ñu ngi fay li ñu war a fay ndax ñu ngi koy indi ci heure bi mu war a ñëw est-ce que li ñuy joxe mën na yor xale yi ci durant bi fi xale yi di nekk wala déet bu condition yooyu dajee ku yor xale di ko yalwaanloo ci condition yooyu sa intérêt moo la fa bàyyi mais daara bàyyiwu la fa mais nag nañuy seet conditions yi d'abord toujours dañuy kaas yalwaan bi ci benn côté mën na ñàkk mais ci benn côté mënta ñàkk parce que ñi war a jàpp ñu bu ñu jàppalee il faut xale yi wuti la ñu am te bu njëkk bu ñu fàttalikoo mag ñi fi yoroon diine ci doxal ko ba mu egg fii mu egg ci yalwaan lañu jaar boobu mooy amagul léegi nag mooy commencé na am ñu gëmloo ñu ni nit ku nekk da nga am àq waroo yalwaan waroo def li gis nga daara am na nu muy demee bu yalwaanul daara fay bu fekkee dañuy bañ mu yalwaan te bëgguñu daara fay il faut ñu doxeek moom ci beneen doxin comme ni ñuy doxeek yeneen école yi te nag lu yell la ndax daara yi léegi ñu ngi former ay cadre da ngay dem université laal benn cadre ñu ko yow lan mooy sa spécialité mun la ci daara laa génne mokkal na alxuraan
am naa diplôme tel maa nekk place tel nekk imam fii nekk médecin fee wala nekk imam fii nekk chef d'entreprise fee loolu am na ci daara yi. am naa benn mbokk boo xam ñoo bokkoon benn daara tey mu ngi France di eggale 8e année France El Hadj Babacar Diop ñu koy ñaanal yal na yàlla mottali ay étudiants kon kooku daara moo ko produire suñu kanam la mokkale moo ñu doon tette ak ñeneen ñoo xam ne duñu leen lim parce que temps bi duñu ko may daara li mu produire kenn xamul ni mu toll. kon nag bu fekkente ni xam nañ importance bi mu amee réew mi war nañ ko jàppale nag ngir yalwaan bi bañ a am gis nga ñoom ñii nekk ci daara ñoom la yalwaan bi gën a naqari na waa mbedd bi ñu ngi koy wax mais ñi ki yor sa taal bi ñu ko génnal yalwaan bi yaa gën a am lu la métti da nga amul pexe loolu nag li may tëjee mooy c'est pas forcément ñu ne daara ji ci daara la nekk daa war a yalwaan bu condition yi mate parents yi def li ñu war a def oustaz bi def li mu war a def état def li mu war a def nit ñu baax ñi ci réew mi te daara ñor leen def li ñu war a def c'est pas forcément nag élève bi di yalwaan temps bi mu am yëpp daf ko war a sacré ci alxuraanam mu pare mu dem uti beneen façon xam-xam bu mu mën a taxawoo réew lii mooy li nga xam ne mooy li ñu gëm ñu te di ko dundee fii ci daara ji nga xam ne imam Ahmed Kayre moom ñu fii teg ñuy doomam di taawam maam Cheikh ñoom Mouhamed Mansour suñu tonton ñun ñoo nekk ci daara ji Mouhamed Lamine Ndaw ak xale yi ñu ko seqal yëpp ñoo fi nekk mais lii la ñu gëm te moom la ñuy doxee ndax moom la ñu oustaz nampal di ko ñaanal yàlla yeesal yërmande ci moom di ñaanal itam yéen ñi nga xam ne yéen ñu seet si nekk ay xale xëy na jaar ngeen ci daara jaaru leen ci daara mais am ngeen objectif u xam nu daara di dundee ba ngeen ñëw seet si ñu di ñu laaj suñu avis ci daara vraiment ñu ngi leen di jaajëfal bu ñëpp meloon ni yéen dinañ gëstu ji daara xam lu muy dund ñu mën di ko jàppale yal na yàlla fay leen ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp wa ma zalika ala llahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Ismi Pape Cissé wa amali fi ENO de Dakar fi Jumhuriyatu ENO de Dakar man Pape Cissé laa tudd di liggéey ENO de Dakar nekk fa comme vigile tey waa ENO TV ñoom ñoo ma seet si woon pour di ma laaj ci wàllu daara alquran ñu may laaj ci njàngumu njëkk ma ak njàngum léegi daara modernisation yi ak daara yooya ban différence la am man ma ci am tontu rek ni daara yooyu ak daara yi amul wuute pour man amul wuute ndax lan alquranul karim du soppeeku mukk musta soppeeku te du soppeeku xaraf du soppeeku dara dañu ca iqra bismi rabbika allazi xalaq ba négén ñi ba fi alquran tëjee fa mu njëkk a wàcce ca xaarul xiraa fekk fa Seydina Muhammad moom Jibril il faut wàcc iqra mu jóge foofu ba këram tey boo ko doon expliquer day gudd mu jóge foofu ndax mu sa gis malaayika ànd ak tiitaangeem nam ko fa fekkee ba ni muy dellu ci soxnaam ba yaa ayyuhal muzammilu yaa ayyuhal mudattiru ñaar yooyu topp ci iqra yaakaar naa ni ñetti saar yi ñoo wàcc benn yoon booba ak léegi nag amul lu ci deñ du xaraf du sadda du dara lu ci dañ nam nekkoon la nekkee ba léegi te it na ko mag ñi doon defee ba léegi yaakaar naa ni kuy jàngale te xam njàngale jàng alquran dégg niñ ko waxee ni mani lazi taallama alqurana wa yuallamahu ni xayrukum ki gën ci yéen mani lazi taallama alquran wa yuallamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng ba pare di jàngale waat boo ko tegee foofu topp ca la ñu débuté ba néega ni changement du am damay gis ni modernisation beeg yooyu yëpp loo xamante ni nii ñi ngi ko ci bëgg yokk la te du ci yokk ba mukk ndax tey
d'accord modernisation bi suñu waxee ci tey ngay dimbale taalibe bi ci yenn yi moyens financiers yi yooyu man je suis d'accord nga jàppale taalibe bi parce que taalibe bi miskin la faqiran ci parce que miskin mooy lekk azaka ak faqir di lekk azaka di lekk sarax loolu yëpp tey boo ko defee ci taalibe bi da nga koo jàppale da nga ko dimbale waaye nag ci amaam njàng mi amut lu ci dañ ku ci dindi lenn yaa ko ci dindi waaye njàng mi musuta dañ na mu nekkee woon ba léegi man day yaakaar naa ni ñun ni ñuy jàngee nekk ay taalibe ba ni ñu agsi fii ñu agsi ku nekk ak nag la la yàlla di orienté waaw te alquran nekk na lu yaatu loo xamante ni it boo ci nekkee da ngay jàng rek jàngalewaat sa morom day ñëw jàngalewaat waaye li fi nekk gisuma ni dara am na lu si dañ changement daal man pour man amul ci diggante njàngale bu njëkk ma ak njàngale mi nit ki kay moo changé muy kan muallim bi mooy kiy jàngale wala taalibe bi man pour man loolu mooy changement. bu tàng la ñuy dox du wut lu ñu coob cay taalibe yi li ñuy dund metti na trop si mbedd lay fanaan loolu du yoon li muy dund ak a taar yéeme na trop seen gàlle la ñuy bàyyi pour wut ci xam-xam ca dëgg-dëgg ak ni ñuy jànge est-ce que dinañ xam sax ay booyu ndaw a ndaw ngay gis ci yalwaan mais li ngay jàng pour mu dugg